assalaamu aleykum tabarakallahu ñi ngi dellu di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci bisu barke bi waaye di dellu di yeesal sunu cant jëme ko ci yàlla moom mi nga xam ni moonu may nu fekke may nu tal dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya ci barkeem fa tabarakallahu mu mel ni yàlla ginnaaw bi mu bindee doomu aadama dafa am rekk kóllëre goo xam ni moom la bëgg mbindeefam di ko yeesal ci zaman bu nekk ndax yàlla dafa fonk kóllëre te mu mel ni it alastu bi rabbikum xaalu bala mën nañu wax ni fa la kóllëre yam ndax yàlla soo defee njàngat ci hikmaam faw nga yéemu ca na moo organisé ndax bu dajalee rox yi ci aalamul arwaax ba noppi poser leen question dafa yëg ni boobu li rox yi doon xaar ci moom mooy moom borom bi mu entrer en communication ak ñoom ndax ruux yàlla daf ko bind ci simplicité looloo waral nga gis fa ñu leen di denc ñu mën ca jaare di flotter nam leen neexee ci air bi yàlla daf leen bind ci simplicité waaye fekk na it li muy bind rox ci simplicité yépp yëgaloon na ko ni xaqiqam pour mu doxal ko moom rox ba mu mot il faut que xaqiqa bi mu composé ko ak benn organisme te mooy na muy def muy jël rox bi daldi koy dugal ci biir jëmm loolu xaqiqa bi la yàlla di bëgg composé ak benn organisme waaye mu mel ni it bi mu rëddalee rox loolu yépp dafa am loo xam ni rox déewoon na ko borom bi wax ko ni ko loolu la gën a soxla te mooy borom bi dimbali ko ba mu dégg kàddoom
ndax yëgoon na moom ruux ni bés bu ko borom bi dimbale ba mu dégg kàddoom, même bu composé ak organisme bi ñu koy denc, organisme bi du ko dominer. waaye yëgoon na it ni bu ko borom bi xañee kàddoom, bés bu demee composé ak organisme bi dana ko dominer. moo tax boo demee ci xayb ñu lay wax ni ki tarbiyam mot dafa fekk na tarbiyam doorewul fii ci monde shahada, waaye li motal tarbiya bi mooy ca kaw la doore. looloo tax bi yàlla yëgee loolu te muy demande bu rox yi def, mu ni kon dinaa leen dimbali ku ci nekk rek ma fexe communiquer ak yow. waaye mu ni communication bi it dafa am ci ñaari ligne yu muy jaare. benn bi di ligne bi nga xam ni ligne bu forte la, beneen bi di ligne bi nga xam ni it ligne bu faible la. waaye mu mel ni ligne bu forte bi li ko indi mooy ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla ci la war a jaarale communication bi muy jokkoog yonent bi ci alamul arwaax. waaye mu mel ni it ligne bu faible bi yàlla ci lay jaarale communication bi mu war a seq rox yi nga xam ni bu ñu dellusee ci monde bii di monde shahada dañuy weddi borom bi. te borom bi yëgoon boobu ci xikmaam ni kiy respecté signature bi war na communiquer ak moom. waaye ki nga xam ni bu ñëwee it du respecté protocole bi war na communiquer ak moom. moo tax mu wut ñaari ligne yooyu. ligne forte bi mu jaare ci message bi mu jëmale ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax récepteuru ruuxu yonent bi mu capté message bi rek daf ko jàllale waat ci yeneen ruux ya. ruux yim ko jàllale ci ñoom ñoo ñëw nekk njabootu yonent bi. waaye communication borom bi ci ligne faible bi mu jaar dem ci ruux yi nga xam ni bu ñu ñëwee fii ci shahada seen jëmm daf koy weddi. ñooñu it bi ñu ko jotee ak faiblesse bi ligne bi am yépp teewul jàllale nañ ko. waaye biñ ko jàllalee it ñi toppoon seen gannaaw ñépp ba ñu ñëwee dañu nekk seen njaboot, ñoom it weddi yàlla. waaye ku ci nekk rek sa mébét ci sa côté roxaaniyu borom bi fexe na indi communication bu ko mottali. looloo tax soo demee ci daara mag ñi ñu lay jàngal jukko tarbiya, parce que yëg nañ ni jukko tarbiya bi ci jiitu mooy am kilifa. yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wabtaqu ilayhi wasila. ñu ni boobu moo jiitu ci jukko tarbiya. waaye ñu ni nit ki bu amee kilifa ba noppi dina amit leneen lu muy mottalikoo ci biir kër kilifaam. te am na ñoo xam ni fa la ñu jaare échoué ndax seen échec mooy am nañu kilifa waaye li ñuy mottalikoo ci biir kër ga nag moom la ñu appliqué wul. soo demee ci daara mag ñi ñu jàngal la ko ni la bu nit ki amee kilifa ba noppi la ca des mooy mu roy santaane ya bàyyi tere ya. waaye mu fexe it ba ni kilifa gi nammee taalibe mel noonu.
ci ñi am taalibe walla ni kilifa gi nammee njabootam mel noonu ci ñuy bàyyi xel njaboot mu fexe ba benn bu cay qualité rekk ñu fekk ko ci moom. loolu indi woon seen wax ju tedd jooju ñu daan wax te nga daan dégg ñu ni lu waay di woote daf koy nuroog. xaqiiqaa ngi ci ndax boo indee teggin bu tolloog ni li waay di woote daf koy niroog boobu da nga yëg ni bu ko ñëpp appliqué woon kenn ku nekk ci ñun jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay amee. parce que yonent bi moo jiitu ci kilifa yi. Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ginnaaw bi mu supervisé kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi mu ñëw fexe ba njabootam mu yar leen ci organisation boobu. mag ñi doon Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani it bi ñu ñëwee ku ci nekk yeesal sa côté yarit sa njaboot ci organisation boobu. waaye lu tax problème bi monde musulman bi di jànkoonteel nekk bu dem ba ëlëm ñu bare c'est parce que ña ca ëpp organisation bi yonent bi doon yare moom la ñu fàtte. te li ci ëpp nag li leen koy fàtteloo mooy ci téere bi ñuy basé ni nii la doon yare parce que téere bi dafa am ko ko bind te ki ko bind du ni forcément xam na yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay dimension rek lañu koy xamee. ñii dinañu ko xam ci xaqiqaam ñii xam ko ci shahadaam ñii xam ko ci shari'am ñii xam ko ci xaqiqaam. téere boo ci jàng nag buy dellu si ci jëmmam bu tedd bi moom yonent bi rek am na ci côté boo xam ni boroom téere bi foofu lay waxe. ñi ciy waxe ci shari'am am fu ñu teg seen organisation ñi ciy waxe ci xaqiqam am fu ñu tënk seen organisation. léegi nag boo mënul xàmme kenn ku nekk li mu bind ci yonent bi ci ban dimension lay waxe rek doo mën a organiser mukk. ndax organisation ci biir xadara ñaar moo ko yor. bi ci jiitu mooy kilifa goo xam ni kenn du ko mën a reprocher dara luy dellu ci wàllu diine rawatina diine bi nga xam ni moom la yàlla reconnaître muy diinel islam. bu ñu seetee wàllu volonté ñu fekk ko ci moom bu ñu fekkee seetee wàllu sagesse ñu fekk ko ci moom waaye bu ñu xoolee it wàllu gentillesse ñu fekk ko ci moom. ñu ni duñ ko mën reprocher dara ndax lu ci nekk bu ñu ci jiitoo rek moo ñu cay ëppale te moo cay gën a sonn. waaye beneen bi mooy ña dëkkee xadara boobu te wax ni ca la ñu aju ñoom it ñu fexe ba seen jukko lu muy am ñu ca doyadi ñu fexe ba bu doon benn jukko bu néew sax ñu jële ko ci seen repère te seen repère mooy seen guide spirituel. mu dellu si waat ci li mag ñi doon wax lu waay di woote daf koy niroog. su ko defee yooyu yëpp bu dajee rek bu fekkente ni ligne bi ñu branché wu ñoom ligne boobu ci centrale bi lañ ko répertorier te centrale bi mooy base mystique bu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ñoom dañu leen di xàmme déjà comme ay vrai Tijaan waaye ay vrai disciple de Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani waaye ay vrai compagnon de Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. te comme Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani génnul organisation spirituelle bu yonent bi organisation mystique bu yonent bi organisation familiale bu kër yonent bi kon da ngay gis ni lu ñu jëfati rek day delluwaat ci jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax crise bi gën a dangereux ci aaxiru zaman mooy crise bi nga xam ni day dellu ci ñàkk am kilifa gu ko mot mooy crise bi gën a dangereux ci aaxiru zaman
day dellu ci ñàkk am kilifa gu ko mot parce que dootoo xàmme loo war def waaye dootoo xàmme it loo war wax te bu nit tolloo foofu rek formation am ci xayb dañu koy arrêté ndax xayb ñoom dafa am nu ñuy doxale te bokk na ci seen doxalin bu ñuy tarbiya jëmm pour hisser que ci yenn dimension yi ba ci dimension xutbaani yi nga xam ni moo leen di tax a jóg dafa am lu ñuy njëkk def ci moom bi ci jiitu mooy mu am confiance ci boppam ndax xayb bis bu ñu yëgee ni amoo confiance ci sa bopp ñu rejeté la te yëg nañ ni pour def nga am confiance ci sa bopp li ñuy njëkk def mooy ñu yar la ba loo wax nga def ko boobu moo ci jiitu dañuy fexe yar la ba loo wax nga mottali ko loolu mooy bi ci jiitu waaye beneen bi it mooy bu ñu defee nga am confiance ci sa bopp ba noppi dañuy indi volonté ci yow parce que volonté bi li koy jur mooy ñu fexe ba loo war dox loo war jëf nga jëf ko ñu di la mottali ndànk-ndànk li ci des nag muy lañ lay mottalee mooy wàllu sagesse waaye sagesse bu ñuy puiser ci source yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy koo gis rek nga xam na ngay àndeek moom mag ñëpp fexe nañu ba point boobu échappé wu leen mooy ku ñu gis ñu xam ne na muy àndeek moom te pourtant point boobu suñu ñëwee ci aada point boobu la aada yàq parce que ni ko aada yàqe mooy aada du def ko gis nga xam na ngay àndeek moom daf lay wax ni boo nekkee ku gentil koo gis rek war nga ànd ak moom moo tax point boobu aada daf ko yàq ni ko aada yàqe mooy au lieu mu def ni ko gis war na am nga xam ci yàqin nooy àndeek moom dafa def ni ko gis rek boo baaxee war nga ànd ak moom te léeg-léeg nga ànd ak jëmm mu yàq la léeg-léeg nga ànd ak jëmm mu détourné la léeg-léeg nga ànd ak ko warul àndal ba noppi bàyyi fi ka nga war àndal waaye loolu ca xayb ñoom duñ ko delloo ci côté famille yi duñ ko delloo ci côté relation entre cousin ak cousine mais dañu koy delloo ci xaqiqa bu ñu ko delloowee ci xaqiqa mooy boo nekkee ci lumière yonent bi koy àndalati rek war na fekk mu jokk ci lumière bi wala mu bëgg jokk ci lumière bi waaye ki déconnecté ak lumière bi bis boo ànd ak moom boo doxee boo déconnecté wul it bu yàggee sa ligne faible te sa ligne bu faible rek source bi rejeté la moo tax jàngat boobu danay tax nit comprendre doxalinam ndax yàlla li koy ñor ci doomu aadama yépp mooy doomu aadama bi rek xam farataam jaamu bu metti bi taxul mu yóbbu la àjjana mësoon nga nekk di ko tooñ laata nga koy xam taxul mu condamné la ci ba yóbbu la safara lu ci nekk ci coobareem la koy delloo comme lu ci nekk ci coobareem la koy delloo nag lay farata ga mooy nga xam lay sa priorité loolu la yàlla soxla ci nit bis bu ko jaam bi xamee rek borom bi moo koy njëkk respecté mooy nit ki xam luy priorité am parce que na ko mbokk yu tedd ya daan waxee ni moom ki koy jaaxal moom borom bi toujours mooy ki nga xam ni xamul la mu bëgg ndax ki xam la mu bëgg borom bi ci yërmandeem àttan na ko ko may ki wax ni bëggul dara it borom bi ci patience am àttan na ko seetaan waaye ki nga xam ni xamul ndax bëgg na wala bëggul ñu ni bu borom bi doon jaaxle kooku moo koy jaaxal te fekk na kooku xamul priorité moo tax te loolu la borom bi di chercher ci doomu aadama loolu lay chercher ci yeneen mbindeef yi
boo gisee malaaka yi dem ba ñeme revendiquer ni ñoom amuñu xalaat lu dul lu borom bi wax ñu def, lu mu tere ñu bàyyi, borom bi indi leen ba boole leen ci les rapprochés, c'est parce que dañu xam seen farata. C'est parce que tout simplement dañu xam seen farata. moo tax borom bi demande ñi ni nangu nañu ni moo leen bind, mu ni na ngeen xam seen farata. bu ngeen xamee seen farata rek mën a ànd ak man. réalité boobooy dox. te réalité boobu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif nee na balaa muy gën a am solo, nee na ñu toll ci période de crise. te moom bu ne période de crise, crise économique rek taxul muy wax, parce que crise bi gën a dangereux mooy crise d'interprétation des textes sacrés. te léegi ci zaman boobu la ñu toll. te mooy crise bi gën a dangereux, crise d'interprétation des textes sacrés. te gis nañu loolu tey li mu engendré ci ay musiba dugal ko ci monde shahada. li noo tuddee sax wàllu terrorisme. wàllu terrorisme boo demee tey ci yenn mufti yi nga waxtaan ak ñoom, wala yenn mola yi, wala ñenn chef de guerre yi, te di revendiquer ni dañuy jihaad, léeg-léeg nu firil la aaya nga yëg ni la leen dal ba ñu ñàkk ca seen bakkan du yoonu yàlla, mais crise d'interprétation des textes sacrés moo leen dal. léeg-léeg nga yëg ko, ndax dafa am lu mag ñi gëmoon, mooy yàlla dafa bind bakkan sonalaate lool. yàlla bind bakkan di empêcher nit mu def lu baax. te bakkan boobu pour gagner ko, ni ko Cheikh El Hadji Malick daan waxee, pour gagner bakkan boobu il te faut des années et des années. te boo gagner bakkan bi ba noppi rox ñëw taxaw pour dugal la ci domaine la ñoo tuddee évolution spirituelle. évolution boobu ay années lay durer. te bu évolution boobu paree nag mystique soogay ñëw. waaye mystique boobu pour nga jëriñe ci ay années lay durer. moo tax ñu ni dundu nit dafa am ci luñ ko tënk, su fekkee dégg na l'interprétation des textes sacrés. mais bu dee crise bi yóbbaale na ko nag dafay bàyyi farataam dem di defi ngëneel. te balaa ngay dugg ci ngëneel nekk ci farata bi ba noppi. looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif pour éviter crise boobu ñi ànd ak moom mu yar leen ci tarbiyatu ruux. wax leen ni ku ci nekk ci yéen laazimu subaam laazimu ngoonam doy na ko. wax leen ni ku ci nekk ci yéen wasifa subaam wasifa ngoonam doy na ko. wax leen ku ci nekk ci yéen jotaayu xadaratul jumaa doy na ko. wax ku ci nekk ci yéen te am temps rek zikr bi doy na ko. su ko defee ñu nekk ca ñoom ba noot àdduna, te ña leen doon xaar pour xeex ak ñoom yëguñu woon ñi gagné nañ leen à l'avance. te ci ñooñu la Imam al Mahdi génne. moo tax bu revendiquer appartenance am ci tariqa tijaniya sufi yëpp di ko nangu, parce que yëgoon nañ ni bu jugoon rek wane boppam du dem. waaye bu jaaree ci réalité bi nga xam ni moom la yonent bi décidé wàcce ci monde shahada, comprendre les textes sacrés, kon fu ñu xoolee malaan gis ko ci malaan. te muy réalité bu am solo. waaye ñi nga xam ni réere nañu côté boobu ñoo dem tey ba ñu bari manipuler leen. parce que ñi nga xam ni léeg-léeg ñu tuddee leen les détracteurs de la religion islamique, ils sont très dangereux et ils sont très outillés. moo tax nañu bëggee ñoom zaman rek noonu lañ koy présenter ni noonu la nekk. léeg-léeg di nga yëg ci seeni revue ak ci seeni texte ak ci seeni discours ñu caricaturer le zaman ba nga defe ni noonu la zaman mel, alors que zaman melul noonu. mais fekk na ñoom noonu la ñu bëggee zaman. ndax noonu la ñuy présenter information yi, noonu la ñuy présenter nouvelle technologie bi, noonu la ñuy présenter politique étrangère yi, noonu la ñuy présenter wàllu diplomatie yi, noonu la ñuy présenter lépp. su ko defee nag yow boo amul kilifa goo xam ni
moom il est informé. da ngay dem ba defe ni noonu nu caricaturé zaman noonu la zaman mel alors que fekk zaman dépassé na côté boobu. moo tax pour ñu renseigner la léegi ci média yii lu jafe lay doon parce que la ca ëpp ca la ñuy véhiculer ñi nga xam ni dañu bëggee zaman nga gise ko noonu loolu la ñu cay jaarale. waaye la cay des dëgg muy li ñu denc te di ko nëbbu mooy ëpp. su boobaa nag nga xam ni crise am na. crise bu amee nag benn solution moo am te mooy dellu ci sa source. boobu bu fekkee source bu branché wu ci lumière yonent bi la boo ca delloo ko rek gindeeku. bu dee source boo xam ni nag dafa déconnecté ci lumière yonent bi boo ca delloo gën a ti réer. moo tax ñu ni zaman bi ñuy toll ku nekk war na tànn ci ban source rek lay naane. lu am solo la. lu am solo la parce que problème bi dal monde islamique bi du problème mu jàkk te ñu baree ngi xeex war nañu tabax fii jàkk diw bañ na duma ka nangu te du problème mu jàkk. problème bi dal monde islamique bi du problème mu alxuraan te ñu baree ngi xeex kii waxoon na dana jël kayitu alxuraan bi làq ko duma ka nangu te mi ngi yor kaamil ci néegam. problème bi dal monde islamique bi du problème mu kurus waaye du problème mu malaan mais du problème mu lieu bu nit war a defee conférence islamique am. problème bi dal monde islamique bi yëpp mooy problème mu jullit bi xamul priorité am te boo xamul sa priorité rek dugg ci loo xam ni du noonu parce que jullit priorité mooy yàlla nam ko tënkee ci mu war ko jaamu guddeeg bëccëg. priorité mooy yàlla nam ko tënkee ci responsabilité envers sa famille spirituelle ak famille bi nga xam ni ñoom nga bokkal. jullit priorité mooy responsabilité bi ko yàlla tënke mu war sàmm roxam ba bu ko malaaka mawti dee jël si rox ba leer na mu leere woon ba muy dugg ci moom. boo bàyyee loolu rek dugg ci leneen. moo tax léeg-léeg nga gis kuy guerre ci jàkk fekk na jàkk yu bare ña ngi cay julli te yàlla nanguwul seen julli. nga gis kuy xeex ci malaanu wadifa fekk malaan yi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif di nangu bareetuñu. waaye ngay gis kuy xeex ci kurus fekk lu mu zikr ci làmmiñam lay am. loolu nag pour comprendre que yëpp da ngay delluwaat ci source bi mais boo ci continuer di dox rek crise bi nga xam ni dafa xew daf lay dal te mooy crise bi am ci l'interprétation des textes sacrés. moo tax ngay naw nit ci diine mu taxaw ci gàmmu wax nga yëkkate sa xaalis jox ko fekk na dafay saboter islam waaye yow xamuloo ko parce que àggagoo ci dimension mën a interpréter ki nga xam ni mi ngi saboter islam ak kiy liggéey ngir islam. moo tax nga mën a naw nit ci tariq mu wax nga déglu ko yëg ni la muy wax dara du ci xaqiqa tariqa bi mais lu tax mënuloo ko xàmmee. te zaman boobu bu ñu ca toll li ñuy wax ci métitu aaxiru zaman yépp foofu lay teere. kon bàyyiwaat xel daayira yi bàyyiwaat xel mag ñi bàyyiwaat xel ndaw ñi bàyyiwaat xel àdduna bi bàyyiwaat xel réew mi farata piir la ci jamono ji ñu toll. parce que des na tuuti ku ci bàyyiwul xel rek boo moytuwul riir bi xew léegi yóbbaale la te riir bi xew léegi mooy ku nekk na liggéey ak intérêt personnel am fàtte intérêt islam bi fàtte intérêt tariqa bi. ku nekk rek woo la waaye bu la wooye ba nga ñëw du la dugal ci islam du la dugal ci tariqa bi ci boppam la lay delloosi. te crise boobu bu amee rek réer dafay gën a bare. moo tax bàyyiwaat ko xel farata la. yàlla may na doomu aadama xel bu mu analyser waaye may na ko rox bu ko mën a gudde la ca des nag mooy mu utiliser xel mi di analyser utiliser kurusam di zikr salatul fatiha pour roxam di ko gidde. kon loolu rek la ñu indi woon tey ci recommandation di ñaan yàlla ci barke yonent bi barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mu nangul nu def nu nekk taalibeem xàqan may nu nuy dund ak moom dundu zahir ak dundu baatin may nu nuy dund ak moom dundu abadan ba biir illiyin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.